Cet hommage déborde de toutes parts le cadre d'un parti. Abdoulaye Wade nekkatul rek ñi nga xam ni ñoom ñoo bokk parti démocratique sénégalais wala ñi nga xam ni ñoom ñoo ko xam wala sax ñi ko bañ wala ñu mu amoon ak jafe-jafe ñoom ñoo ko moom. Wade nag patrimoine national la moom itam bu ñu xoolee ci taxawaayam doon na royukaay bu mat a sëkk ndaxte ci jamono ji ñu toll nii yàkkamti bi bëri na waaye moom boo xoolee ci jaar-jaaram def na lu toll si ñeenti yoon nga xam ni samp na nëndam ngir jiite réewum Sénégal ñeenti yooyee jotul nekk li nga xam nag moom mooy président de la république waaye teewul yuuxuwul xàddiwul itam waaye waxoon na ni moom du musa jaar ci li nga xam nag moo di ay néew ngir mu mën a egsi palais tax na nag taxawaayam mu gën ko defaraat gën itam taxawaat gën a takku ngir utiwaat li nga xam nag moom mooy baatu baskan wi ndaxte lu mu fonkoon na lu mu respecté woon la kooku nag di Abdoulaye Wade nekk na koo xam ne nag ku yàlla baaxal la ku am taxawaay la tax na nag hommage bi nga xam ni moom la ñu koy rendre lu mu mérite la moom Abdoulaye Wade nekk na itam royuwaay ci bépp ki nga xam nag moo nekk ci langue politique bi ndaxte gis-gis bi nga xam ni moom la amoon ci ñi nga xam ni ñoom ñooy adversaire am waaye itam doxalin bi nga xam ni moom la wëy politique yi war a am moom Abdoulaye Wade nekk na koo xam ni nag acteur politique majeur la boo xam ni ñëpp ko war a roy. Refaisait ses alliances et repartait au devant des siens leur parler. àdduna bi ñu nekk de jàpp nañ ne amul benn réew bi woote woo jubal jubanti te mbir mu mel nii bu ASER bi AEPO EPC AEPO Sénégal xew fa njiitu réew ya noppi te waa dëkk ba topp ngi leen ci haute trahison est-ce que jotul tey kilifa yi sàmmoo ak seen dige jéem a indi leeraange askan bi soxla ci mbirum ASER bi nga xam ni dafa war a profiter à 1600 de nos localités salal de aw yorin ci la nit ñi dénk lu jaadu la wareef la nag rawatina bi ko njiitu réew mi wootee Sénégal yëpp wuy si ko ci ñu jàpp ni tey na sërëka sax ngir dundal ak respecté wuy si Sénégal yi wuy si ko ci jubal jubanti njiitu réew mi am na obligation jëfandikoo droit ak sañ-sañ ak kuréel yi nga xam ni constitution bi teg na ko ci loxoom ngir mën di indi leeraanga ci lu ko neex saa bu ko soobee jubal jubanti dee warta am xaaj ak seet yàgg nañoo wax ni réduction des comptes warta am kumba am ndey kumba amul ndey loolu rek ci ak xaritoo wala ci ak bokk wàllu politique wala gis-gis politique moo tax ci tënk ñuy ñaan njiitu réew mi balaa muy gën a yéex nga xam ne saa su ne yaa ngi gis Sénégal yi seen xel di gën di tee seen xalaat di gën a ñaaw ci mbirum ASER bi mu jël ay matuwaayam ba kuréel yi nekk ci ay loxo mën ko jëfandikoo ba ñu indi leeraange ci wàllu ASER bi lu ko mooy kat dana yàq xel Sénégalais yi te mën naa sax yàq te fagagal confiance bi Sénégalais yi am ci seen ay institutions. nekk secrétaire général du parti bi soo nekkee secrétaire général ñi ànd ak yow ak ñu àndoon ak yow ñëpp nga war a uuf ñëpp ngay war a waxtaanal muy def ay réunion yoo xam ne yi daf koy def këram ba bu mujj bi sax avant tabaski bi fii lañ ko defee. ku mel ni suñu camarade Mamadou Wane même secrétaire national à la vie politique dem ci réunion bi ñu ne ko yow kenn convoqué wu la ci réunion nag bu ñuy def ci biir parti dañ ciy convoqué nit mu leer ñu ne dañ ciy convoqué secrétaire général région wala dañ ciy convoqué président des femmes wala dañ ciy convoqué secrétaire nationaux waaye am mënoo tànn ay nit ne dañuy ñëw ci réunion ñii du ñu ne ñëw ci réunion donc réunion fractionniste yooyu nag moom la ñu kiiwul moom la ñu d'accordul donc li nga xam ne moom la ñu wax ñun defuñu ko pour xaaj parti socialiste defuñu ko pour parti socialiste dañoo bëgg parti socialiste nekk ñumm waaye mu nekk ñumm boo xam ne bii dañ koy teg ci dëgg dañ koy teg ci lu leer dañ koy teg ci waxtaan parce que ñi fi nekk ñëpp dañoo bëgg parti socialiste donc loolu mooy suñu taxawaay te loolu la ñu bëgg parti socialiste boo xam ne bii danañ ko gis ci paysage politique bi looloo tax sax suñu daje bii ñu def ko fii tey parce que yàgg nañoo daje waaye def ñu koo fii dañ leen di oo pour ñu ñëw waxtaan pour dundalaat suñu parti socialiste parce que loolu moom mooy suñu sac ba nga xam ne li ñuy wolof di wax puso bi du réer ci suñu loxo. loolu mooy solo li nga xam ne ñun moom la ñu jël comme initiative di ko def defuñu ko pour yàq dañ koo def pour dundal parti socialiste waaye nag lu ñu bëgg bañ a yàq su fekkee ne ñi nekk suñu kanam ñoom yàq rek moo jóg su boobaa militants yi ku ci nekk da nga xam taxawaay bi nga war a taxawaw pour sauver parti socialiste.
waaw Senelec dafa wax ni dafa am ay travaux de maintenance yoo xam dañ ko programmé woon pour benn centrale boo xam mi ngi tudd Carpo Ship mooy bateau central bi nga xam ne centrale la bu nekk ci port diggante Gorée ak Dakar bateau boobu defe naa ni li muy coûter Senelec ci at defe naa 5 milliards la bu ma juumul ci information yi Senelec dafay wax toujours ni moom dafa am surproduction boo xam ne bi da koy jaay sax dans les pays voisins yow mënuloo am surproduction ba pare continuer di louer bateau boo xam ne bi daf lay coûter 5 milliards par an ba pare ngay lay actuellement ni parce que dafa am ay travaux de maintenance yoo xam ni da nga ko programmé woon nga ne tegaloo Sénégalais yi moyens yoo xam ni danañ mën a continuer di am courant dañ ko war a amee en tout cas courant bu doy waaw li ñuy layati encore mooy wax ne tàngaay bi dafa commencé tàngaay bi mu ngi soog a commencé à peine Senelec waroon na comme chaque année dafa war di prévoir ni période bi population dañu gën a soxla courant mu gën a yokk production mais le gros problème mooy Senelec ci boppam Senelec depuis 2009 dañ ko war a éclater te loolu document yaa ngi fi yu ko firnde yoo xam ne ay études la yu ñu def yu cher yoo xam ne dañ ko def ni Senelec dañ ko war a éclater. ci atum 2026 bi waxtaan yi dañ ko jagleel ci naka lañu mun a def ba fii ci Afrique lii di àq ak yelleefu jigéen yi ci wàllum wér-gu-yaram rawatina ci wàllum am doom mu nekk lu ñu respecté. li sabab ndaje mi mooy naka la ñuy def ba li nga xamante ni État du Sénégal ratifié na ko xaatim na ko mu tukkee ci protocole additionnel à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples ñu koy tuddee protocole de Maputo nga tey Sénégal naka la ñuy def ba fexe ba sunu législation intégrer disposition pertinente yi nga xamante ni moo nekk ci protocole boobu pour que jigéen ñi nga xamante ni dañuy yàgg di am ay jafe-jafe bu ñuy wan lor ba bu ñuy mucc naka la ñuy def ba sàmm seen àq ak seen yelleef. ñaar fukk ak ñetti at gannaaw bu Sénégal adopté lii de protocole de Maputo ba léegi réew mi sàmmul bu baax àq ak yelleef yi nga xamante ne protocole bi moom lay défendre ci wàllum am doom fii ci Sénégal. waaye ba léegi xeex bi xëy na la mu waroon jur ci ay résultats juragu ko ndax bu amee ay avancées sur le plan des textes au niveau régional et au niveau de la sous-région ci suñu biir réew dañuy gis ni dafa am ay résistance dafa am ñoo xamante ni wala dafa am ci système bi ni ñu ko tëggee ay pesanteurs socioculturels yoo xamante ni ba tey tax na ba organiser ay loi ngir jëmmal protocole de Maputo boobu noonu xeex yooyu dafa des. tax sax bu ñu jàpp ne faaw ñu soppi stratégie yi nga xamante ne moom lañ jël ngir wàllum àq ak yelleef ñu respecté ko fii ci Sénégal. ba tey ñu war a soppi doxalin ni ñuy soppee doxalin mooy dañuy xool fépp foo xamante ni bu fa organisation yi demee dinañ mën a fexe ba xeex lu ñu naan désinformation ndax jàpp nañ ni li ëpp ci li nga xamante ni mooy tax ba mu am ay résistance mooy ñàkk déggoo ci li nga xamante ni moom la protocole de Maputo bi wundu ndax protocole bi li mu wundu du lenn lu dul naka lay def ba gën a ñoŋal ak yelleefu jigéen ñi ci bu ñuy wan lor ak bu ñuy mucc. organisateur yi nag jàpp ne conférence bi bokk na ci cadre de sensibilisation ak d'éducation citoyenne bu ñuy def ngir encourager waxtaan yi ak jëf yi ngir gën a ñoŋal ak gën a sàmm ak yelleefu jigéen yi ci wàllum santé reproductive fii ci Afrique. liggéeykat yu ñuy jëlee ci seen bérébu liggéeykaay fale ca port autonome bu Ndakaaru te ñu wooye seen bopp collectif des licenciés du port mer ba futt lañu def tey danoo xëy wane seen bopp ñoom nag danoo jàpp ne kii di seen njiit di Waly Diouf Bodian lu ko neex la def gannaaw bu mu leen diggee ne suñu amalee ab audit ba pare danañ leen rek jëlaat ci seen place. ñaar fukki weer ak ñeent à travers une fameuse note qu'il avait faite lui le DG Waly Diouf Bodian pour ne pas le nommer. Le 25 juin 2024, qu'il a signé en nous disant que contrat bu ñëw à terme na taxaw négandiku le temps que ma def li ñuy woowee audit ñu yaakaar ne ñaari weer kese lay durer. Dans le pacte national de stabilité sociale
ñu ngi foofu ci biir président joxe na ay ordre bu yàgg-yàgg pour ñu dugal ñu. ñoom nag li leen gën a merloo danoo jàpp ne gannaaw bu ñu leen licencié direction bi dafa nekk rek di jël ay ñeneen nit di leen insérer te politique kese laal ko loolu nag lañ mënul nangu benn yoon. wante chaque jour qui passe ñuy gis di fekkee muy def ay recrutement yoo xam ne ay politique la mbirum moom pourquoi moom mu toog ba tey au dernier moment tey bi gouvernement bi yëngatoo muy dugal nu mu ko neexee fi mu ne nii pléthoriquement lu waral loolu lan moo waral loolu ñuy toog fi di xaar suñuy biir am na ci ñoo xam ne dañoo dee maa ngi leen di jaale au passage ku ne xam na ko am nañ ci ñett nit ñoo xam ne dañoo dee ndax day amatuñu salaire suñuy biir am na ci ñoo xam ne seen sëy dañoo tas am na ñoo xam ne dañoo feebar am ñoo xam ñu bëri mënuñoo ñëw. ñoom nag li ñu xamal mooy ab situation bu tar la ñuy jànkonteel ci jamono yu ñu nekk ba tax ñoo ngi rek interpellé njiitum réew mi mu gëstu leen ci bi situation. Prenons en témoin le chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre bi ñu nommé barki démb le ministre de l'emploi fraîchement élu fraîchement nommé muy Mamadou Lamine Dianté xam nga Mamadou Lamine Dianté il maîtrise bien le dossier ko quiconque xam nañ ba li fi ne Waly Diouf Bodiang li muy def nii ak le ministre de la pêche ñun ñëpp ñoo leen jël seere neen lii dafa war a dakk moom Waly Diouf Bodiang mu ngi def lu ko neex ñun dañoo dee ba pare moo tax ñu ñëw def li tey ñun dañoo dee ñun safa ko ñun dañoo dee ba pare ay néew yuy dox lañu. ñoom ñi liggéeykat ya woon ca port bu Ndakaaru ñaawlu nan lool doxalin directeur général bi ba tax rek danoo gis ne liñ leen di jëlee ci seen place tegul ca benn yoon. ñu ëpp téeméeri ndaw yi yëngu ci wàllum mbayum dër ne jaaxle nañu ci tekkaaralu kilifa yi ngànk wàllum ndox mi ginnaaw nawet bi di wàcc ci ndokk askan wi takku taxaw ñaawlu doxalinu jëwriñ ji ñu dénk wàllum ndox mi naka noonu assainissement ginnaaw ba ñu jàppee ne seqiwul benn jéego ngir indi saafara ci jafe-jafe yi ñuy jànkonteel. bi mu fi ñëwee man mii di wax ak yéen ñi tey man maa waxoon ak moom bi ma waxee ak moom waxoon naa ko jafe-jafe yi nga xam ne moom la waa dëkk bi dund ak li war ndokk lépp ak Daaru Raxmaan mu wax ñu nañu bu soobee yàlla loolu duutu am jeex na ren ma ne ko loolu at mu jàll waxoon ngeen ñu ko mu ne ña daan ñëw ak ñii ñëw tey duñ benn ma ne ko loolu yàgg nañ koo dégg mu ne ñu maa leen jox garantie bu soobee yàlla ndox mi balaa déwee na dañ ko lijjanti ba duutu yàqati fii dara wala mu yàqati fi kenn ñu ne ko baax na ñu toog ñu waxtaane ci ba tënk depuis boobu ba tey gisuñu benn avancement boo xam ni jëm na ci ndox mi mu jëm ci loo xam ne yàqoon na daaw bañ ko yàq ren. ndox mi nga xam ne nii état bi nee na ndax état bi mooy ministre bi nee na dana ko yóbbu dana ko pousse ba mu romb Daaru Raxmaan mu bàyyi ko fi ah xanaa bu boobaa suñu kaw lay jaar loolu moom ñu ngi ko koy xamal moom incha allahu rabbi loolu mu wax noonu bu fekkee noonu la war a demee du demee noonu ndax moom gënuñoo dëkk ci dëkk bi de Cheikh Tidiane Dièye amul lu mu amul Sénégal lu ñu fi amul ñun bu fekkee dafay am loo xam ne ni amu ko da ko fee am lu ñu amut bu boobaa danañ ci xam dara waaw lu mu ko jaral ñun jaral nañu. ci noonee ñi nekk ci ndokk village di yëngu ci mbayum dër mi ne càkkuteef gi du leen lu dul njiitu réew mi yiy yàbbi ci jafe-jafe yi ñuy jànkonteel at mu jot. ñuy fay ay impôt lépp lu war ci réew mi waa dëkk bi di ko def te saa su ne bu ñuy dund ay jafe-jafe ñu di ko dund ba mu jeex tàkk te kenn mësuñu cee wallu loolu daal ñu ngi sàkku mu jeex te it ñu ngi koy sàkku ci njiitum réew mi nga xam ne moom la yàlla jox réew mi tey na dégg suñ kàddu yi te xam ne nii ñuy doxee ak dëkk bi métti na lool bayuñ lenn lu dul mbayam noor ak mbayam nawet. tojug bassin de rétention yii di téye ndoxum taw mi di am at mu jot loolee tere nelaw ba yandoor ñii di yëngu ci mbayum dër mi ci ndokk ginnaaw ba ñu ne ay at a ngi nii la ñuy laaj du leen lu dul ay digue de protection ngir mën a ñoŋal seen mbay mi lii. village bu Mbéjé am nañu forage bu yees muy forage bi nga xam ne de village yu bëri dañ ci mën a am ndox ci commune bu Touba Toul. ci wàllu ndox daa am lu am solo lu mu représenté ci commune bu Touba Toul waaye ci zone centrale bi ndax tey ñetti forage yi nekk ci centre bi yëpp yàlla dogal na ci góorgóorlu ak taxawaayu comité bi fi nekk yàlla dogal na ñetti forage yi yëpp defal nañ leen solaire ba nga xam ne saay bu courant coupé ndox mi dina continuer di ñëw. buñ sukkandiko ci autorité municipale bi li nga xam ne nag moom lay génne ci ndox bëri na lool ñu dugal ci koppar lu ëpp 20 millions ci francs CFA Ahmed Dieye moom mooy maire bu Touba Toul. forage bi nag yàlla daa dogal mu nekk forage bu mag. ci xóotaay bi mu ngi nekk 370 mètres maanaam ci suuf di nga dem 370 mètres amul benn forage ci commune bi. bu xóotee noonu kon li ma bëgg a wax foofu mooy fii ak nangami at di ngeen root
ba doyal tant que yéen a ngi fay di fay courant incha allahu rabbi di ngeen am ndox. askanu Touba Toul kontaan lool ñoom sax ñu ngay fàttaliku coono bi nga xam ne de daan nañ ko am ngir rek mën a jot ci ndox mi. depuis ñaari at amuñu ndox depuis ñaari at dem ñetti at amuñu ndox dañuy fanaan ci teen yi dañuy fanaan ci robinet yi mënuñoo am ndox dañuy jënd mbaam di koroote ba mbaam a dog dee mënuñoo am ndox côté bu ne jaanañ fa mënuñoo am ndox guddi ak bëccëg duñu am ndox tabaski korite yëpp événement bu ñëwee duñu am ndox biñu ne suba la tabaski amet dee ñëw immigré ndox maa ngi walwali ñun wambe ji amuñu kontaante bu baax a baax. maanaam bu fekkente ne coono gi ñuy dajoon yegg nañu ko te xam nañu ko forage bi nañu ko respecté fonk ko képp koo xamante ne robinet ngi sa biir kër ngay toog xeli mu xele nga woog def li nga soxla bu facture jotee dama defe ne jaroon na dépense bi nga war a joxe sax bu dee moom doo nga fa nga fay nga dem fayee ji ko. buñ sukkandikoo ba léegi ci meeru Touba Toul bile commune de daanaka foo dem am na ndox li ci des de bëreetul lii dina tax biir kër yi am ndox mu sell waaye tamit dana dooleel bu baax a baax activité agricole yi ak activité pastorale maanaam càmm bi ak mbay mi.